li mu lim bëri na waaye dañuy njëkkee melokaanu discours bi ci jëmm ji ak yeesal gi ñu seetlu nii ci couloiru palais bi la ko defee à l'américaine presque bala ñoo sori ndax Georges Déthié Diop ak Ndaté Diop ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci premier étage bi dañuy jokkoo ak ñoom foofu xaw ma ba xam Georges yaa ngi ñuy dégg. waaw Babacar maa ngi lay dégg. yàgg say gan ci kanam tuuti di ngeen débriefer li nga xam ni moom mooy discours bi ci wolof lan ngay njëkk a jàpp laata Ndaté di la fekk si foofu. Babacar li ñu gën a jàpp ci wolof ci li njiitu réew mi gën a wax moo di ab discours la contexte bi moo di crise sanitaire bi maanaam Covid bi li nga xamante ne moom la jur ci biir adduna gi ak li nga xamante ne def na ko ci biir Sénégal ñi ci ñàkk seen bakkan ak ñi nga xamante ne ñoo ci feebar ba léegi muy gën di yokku woote gi nga xamante ne jëmale na ko ci askan wi ci tënk ku nekk dugal loxoom soobu ci xeex bi responsabilité individuelle ak responsabilité collective li nga xamante ni itam Covid bi jur na ko ci biir adduna gi Sénégal desu ci gannaaw bu ma nee desu ci gannaaw ça veut pas dire que ñun daa am fenn fi nga xamante ne gën nañoo raw ñeneen ñi waaye mas ñi laal nañu bu baax a baax loolee tax itam am na la mu jur ci koom jur ko ci itam ci li nga xamante ne moo di secteur yëpp mu di relance bi àdduna itam ci li nga xamante ne moo di peut-être que li mu ci wax bëriwul moo di immigration clandestine bi masawu ak itam voilà ne nguur gi dana ko xeex maanaam leneen bokk na ci njiitu réew mi wax na li nga xamante ne ci la gën a taxaw nag moo di ëllëg ci ay projet la wax. jërëjëf Ndaté yegg si na. waaw Babacar. aywa Ndaté ci tënk li Macky Sall lim lépp ci li mu def ak li mu nas. liñ ci mën a jàpp moom mooy fa mu doore moom moo di xam ne ni 2020 nekkoon na at mu méttee métti ak mbas mi di ñaanal ñi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan ci mbas moomu ñi feebar tamit mu leen di ñaanal ak wér ci leneen tamit daal dinay félicité bu baax a baax personnel bu santé bu Sénégal encouragé ñi nga xam ni ñoom ñoo yor njàng mi di communauté scolaire ndax ñoom mbas mi nee nañ def nañ seen kamtalaay kàttan ba njàng mi daal di wéy mi ngi jaal tamit ñi nga xam ni des nañu ci mbas mi ak ci mbëkk moomu di immigration clandestine njiitu réew mi nee na réewum Sénégal dina taxaw tem ba ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñooy organiser loolu nekk passeurs yi di tax ba gone yi di leen miroité loo xam ne nii day tax ñu dem ca biti réew ñu jànkonteek ñoom ci wàllu woowu tamit nee na naam mas mi am na waaye weeru mars ba léegi ba mu doro fii ci réewum Sénégal tëgg nañu ab plan de résilience boo xam ni def nañ ci lu toll ci junniy milliards ci suñu koppar ak force Covid 19 ak yëpp ñi nga xam ne daal def nañ ko mu ni loolu yëpp tax na ci jamono ji suñu wàllu ko wér-gi-yaram taxaw na daal di dékku li nga xam ne rek moom moo di mbas moomu ci loolu sax muy xam ne nii ci wàllu ko wér-gi-yaram taxawal nañu lu toll ci 62 ci ay centre de traitement épidémiologique ci jamono ji nga xam ni réewum Sénégal benn rek la amoon laata mbas mi ci loolu tamit mu ni mi ngi wëlbatiku jëm ci wàllu ko ñàkk yi nga xam ni ñoo ngi koy xaar ngir am ko ci respect règlement yi nga xam ni moom la OMS daal di tëral ñu gis ni ak yokkuteeg ñi nga xam ni ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan xeex bi mi ngi wéy muy xam le ni naam gañe guñu ko waaye yaakaar na ni yaakaar mën naa am su fekkee askan wi méngoo nañu ak sàmmoo ak mesure barrières yi moom tamit njiitu réew mi daal dinay wax ni mesure barrières yooyu nekk na loo xam ne ni ñaax na askan wi wala ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ak kilifa yi ñu béy ci seen tànku tubéy ba fexe ba askan bi mën a méngook lu ni mel ci amélioration système sanitaire boobu sax wax na ci ni fas yéene ñuy taxawal hôpital yu bees yooyu nga xam ni dañ ko def ca Tamba ca Sédhiou waaye tamit ca Diourbel Kaffrine ak Matam ak Ndar Géej lu jëm ci tamit xeex ñi nga xam ni moom moo jëm ci wàllu ko wopp cancer muy xam ne ni du toll ci juróom benn centre de dialyse dinañ ko taxawal ak leneen mu fekk si ñaar fukk ak juróomi centre yi nga xam ni moom moo fi am ci lu jëm nag ci wàllu ko ñi am wopp cancer mu ne ak centre oncologique bi ñuy def ca Diamniadio
yaakaar na ni loolu dina tax pàcc mi gën a taxaw ci miim réew ci wàllu pàcc moomu sax mu ni nam nañu recruter ci atum 2021 lu toll ci juróomi téeméeri médecin ak junniy corps paramédicaux yoo xam ni dinañ leen recruter yóbbu leen ci gox yi nga xam ni ñoom ñoo gën a sori ci biir réew mi wàllu entreprise yeeg jafe-jafe yi ak li nga xam ni mbas mi moom la indi mu ni ci wàllu woowu jàppale na ay secteurs yu ci bëree bëri waaye entreprise mu ni lu jëm ci wàllu culture lu toll ci juróom ak genn wàll ci ay milliards jàppale nañ ko tourisme lu toll ci juróom fukki milliards ci wàllu tourisme soowu sax muy wax ni ak jéego yi ak liggéey yi nga xam ni moom la ñu def ci littoral bu ñu nekk fële ca Saly Portudal ba tax ba sauver lu toll ci juróomi hôtel yoo xam ne ni naroon nañoo nërmeerlu ci wàllu woowu sax muy xam ne ni plan de résilience boobu tax na lu toll ci junni ak téeméeri junni ménage yi ci réewum Sénégal jàppale nañ leen jàppale gi tamit egg na ba ci facture ko courant yi ñu daal di leen ci jàppale ci benn bimestre jàppale lu toll ci fukk ak ñaar ci ay junneek lu tega noonu téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci ay millions doomu aadama ci ay junniy doomu aadama yoo xam ne nii jàppale nañ leen ci wàllu taux de croissance bi mu ni fan ko nattoon jëm nekk na loo xam ne nii moom moo di 1,8% ci atum 2020 waaye lii di mbas mi tax na xaw naa nërmeerlewu waaye mu ni yaakaar mi ngi am yaakaar googu mi ngi ko jëlee ci wàllu ko nawet bi nga xam ni neex na ci réewum Sénégal ndax budget campagne bi koppar yañ ca def jële ko ñeenti fukki milliards yóbbu ko ci bëj juróom benn fukki milliards ngir fas yéene jënd ay matériel agricole ci leneen loo xam ne tamit daal dina koy yëkkati wax moom njiitu réew mi wax na ci wàllug mbay moomu ak la nga xam ni moom lañ ca góobee ci wàllug céréales ak tonnes ya nga xam ni moom moo ci am mu ni loolu téeméer boo ci jël rek juróom-ñeent fukk ba ak juróom nekk na loo xam ne ni mën na tax ñu dunde ko ci biir réew mi ci wàllug gerte lu toll ci junni ak 890,000 tonnes nekk na loo xam ne ni góob nañ ko ci jéego yi nguur gi def bokk na ci njëgu gerte gi nga xam ni yóbbu nañ ko ba ci juróom fukki dërëm daal di mu nekk loo xam ne ni lu rafet la loolu yëpp muy wane ni daal nekk na loo xam ne ni daal ay jéego yu ñu def ba tax si jamono ji mën nañu dundee yaakaar ci wàllu ko ndaw ñi ak wàllu ko emploi tamit daal dina ci yëkkati wax ni loolu moom mooy force motrice bu réewum Sénégal ndax jàppale jigéen ñi ak jàppale ndaw ñi loola buñ ko defee rek yaakaar na ni jéego yi mën na gën a bar ci wàllu woowu sax muy xam ne ni projet bii di DER naam su fekkee ni ñaari at d'existence rek la amoon tax na ba lu toll ci téeméer ak juróom ci ay junniy ndaw ak jigéen daal dinañ leen di jébbal ak njàppale loolu nag nekkul ci budget boo xam ni toll na ci fanweeri milliards ca bañ koy door ci njàppandalu partenaires yi ak projet bu yees boo xam ne tëral na ko muy PAVI mu war a jëm 2020 ba 2022 loolu mu jàpp ni dinañ taxawal lu toll ci juróom benn fukk ak juróom ci ay junniy emploi direct ak lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ay junni ay emploi indirect ci wàllu woowu sax mu ni lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay junni entrepreneur dina leen jàppale ba tey ci wàllug jàppale réewum Sénégal ak fexe ba ndaw ñi am ci lu ñu jàpp lu toll ci fukk ak juróom ci ay centre de formation fexe leen taxawal ci atum 2021 naam sax muy xam le ni mbas mi ba léegi mi ngi fi waaye nee na ñoo ngi wéy ci suñu yoon te yoon woowu buñ ci jugul yaakaar na ni ëllëg dina baax loola la koy firndeel moom mooy wàllu infrastructure yi nga xam ne ñoom ñoo koy taxawal jëm na ci wàllu dem geeg dikk gi ci wàllu tali ak lu toll ci juróom-ñeenti projet yoo xam ne ni daal yu yees la yoo xam ne ni tëgg nañ ko ba tax ba réewum Sénégal bokk na ci top 10 meilleur réseau routier ci àdduna bi ci loolu sax muy xam ne ni lu toll ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ci ay kilomètres autoroute am nañ ko waaye autoroute yooyu mun ni du ca yem ndax ñoo ngi xaar ci atum 2021 autoroute bi nga xam ni moom moo jugee Mbour Fatick Kaolack waaye tamit autoroute Thiès Tivaouane ba Ndar Géej BRT bi li muy def ci biir Ndakaaru tamit gis nañ ko gis nañ tamit TER bi mu ni 2021 dina door ay liggéeyam wax tamit ci wàllug lépp li nga xam ni moom moo jëm ci wàllug tali yooyu mu ni lii di VDN bi tamit dinañ ko prolongé ba autoroute tamit dinañ defaraat ay tali fu ci demee ni ci yeneen i réew rawatina ca Touba ak ca Tamba infrastructure routière yooyu tamit nekk na loo xam ne tamit lu am solo la ci wàllu ko port gi tamit am na ay infrastructure yu yees yoo xam ne nii dañ ko taxawal port vraquier bu Sendou ak port futur bu Ndayane nekk na loo xam ne daal nekk na dinañ ko def ci atum 2021 AIBD dinañu yeesal lii di plateforme technique am gën koo yokk doole te aéroport yi nga xam ne moom la ñuy samp ci gox-goxaat yi tamit dinañ ko door ci atum 2021 dooroon nañ ko ci Ndar Géej waaye dina ci 2021 dina am yeneen aéroport ci gox-goxaat yi fu ci demee ni Ziguinchor Touba
Kédougou Kolda Sédhiou Cap Skirring Linguère ak yeneen i bërëb yoo xam ne nii tamit dinañu xëcc lii di aéroport yi ba yóbbu leen fi wàllum courant gi ak dëkku kaw yi tamit wax na ci accès universel mi ngi ko jàpp ci atum 2025 nee na boobu la askanu Sénégal ñëpp di war a mën a jot ci wàllu courant wax na tamit ci lu jëm comme ni ma ko waxee solaire bi ak njàppandalu PUDC ak yeneen i programme yoo xam ne nii tëggoon nañ ko muy programme lampadaire solaire yi ci 2021 loola dinañ ko yokk ba mu dem ci 100,000 lampadaires wax na tamit ci lu jëm ci wàllug lii di taux d'électrification bi mi ngi toll ci 11,36% waaye loolu fas yéene ko yokk ci goxaat yi ci budget bi nag mu ni yokkute am na ci ndax ci ay budget bi ñu génn mi ngi tolloon ci 4,251 milliards yu xëcc ko ba ci 4,589 milliards ci atum 2021 loolu yëpp mu ngi xam ne rek ni ci atum 2021 la ñu bëgg rek moom mooy relancer li nga xam ni moom moo di économie bu réewum Sénégal fexe ba teg ko ci raay ba mu dox ba nekk loo xam ne nii daal lu neex a gis lay doon ci jamono ji nag li mu xam ne ni gouvernement bi amul jotu wax temps wu action lu mu duppee fast track liggéey ak résultat loolu la sant gouvernement am te yaakaar na ni loolu bu ci gouvernement bi taxawee dina mën a sotti dialogue bi nag nee na musu cee jóg mi ngi woo ñëpp ku ci nekk doomi Sénégal pour tous ku ci nekk dugal ci sa loxo ngir ñu mën a xeex ba fexe ba teg réewum Sénégal ci naataange goo xam ne nii bu sax dàq la Babacar. jërëjëf Ndaté Diop ñu del si kon fii ci 4e étage ci studio Eva Mbaye wax ni kon réaction yi dina ñëw ci kanam waaye bala ñu sori Georges Déthié Diop yow yaay mën débat bi ci suuf ci premier étage booba nga nekk ak say gan yan gan nga am tey. waaw Babacar tey ñi ñuy dalal gannaaw bi njiitu réew mi waxee ak askan wi traditionnel discours de fin d'année Dame Diop la ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Monsieur le ministre sëñ Diop maa ngi lay nuyu. Georges maa ngi lay fay bu baax. macha allah waaw macha allah président li mu diggee yàlla na yàlla def mu àggale ko ak jàmm ndax yaakaar naa ne chaque année rek ñu ñuy dig waaye li ñuy diggee yëpp yàlla def mën ko àggale kon mbokk yi groupe wax sa xalaat moo leen doon may information boobu ci wolof.